où on parlait de Djelelé. Il a fait son bonhomme de chemin jusqu'à arriver de l'autre côté vers Djololi. De son vrai nom, Ibou Ndour l'a accueilli et l'a accompagné dans sa carrière. Il l'a fait monter grandement. Il a fait monter grandement sur la scène musicale sénégalaise. D'ailleurs, d'où ce garçon est passé par le Doc Ousmane, par le Doc Pullman, avant d'abriter un spectacle exceptionnel, de livrer un spectacle d'une différence particulière au Zénith de Paris, où le respect lui est donné. À partir du Zénith de Paris, il est devenu tout de suite quelqu'un qui est assurément conscient qu'il doit continuer son bonhomme de chemin, peut-être seul, avec ses amis, mais aussi avec tous les Sénégalais qui ont choisi de l'accompagner. Il est le leader d'une nouvelle génération. Il est le leader d'une génération très consciente. Il est le leader de toute une génération. De son vrai nom, Pape Diouf ira à Bercy le 13 octobre prochain. Et pour cela, nous n'avons pas lésiné sur les moyens. La télévision Futurs Médias, nous n'allons jamais le laisser seul. Nous allons encore l'accompagner. Kookan la xale bi dëkk banlieue xale bi dëkk foofu nga xam ne moom moo di ci Pikine waa Guédiawaye jël ko moom ko banlieue bi ñëpp ne seen doom la. lu tax ñëpp jël ko moom ko yiiwam yarom baaxam dalam cër bu mu jox nit yi ba tax na kenn ku nekk ci Sénégalais yi jox ko cër bu màgg bi nga xam ni moom la moom fu mu dem ñu doomoo ko bu demee Casamance ñu doomoo ko bu demee Ndar ñu doomoo ko bu demee Kaolack ñu doomoo ko fu mu dem def fa lu ne weng jóge fii àndandoog waa Jololi dem foofa ca Paris def Doc Ousmane def Doc Pullman def Zénith loolu ku xam sa yoon moo koy def tegu ci yoon def benn par benn yéeg escalier yi ba tey mu yegg au sommet le 13 prochain mu war a dem ca Bercy du ku nekk fay dem déedéet faw nga nekk ndaanaan pire ndaanaan dëgg bu ñu jox cër bu mag pour mën laa jox boobu salle Accor Hôtel Arena bu bees bi waxuma bu yàgg ba de bu bees tàq bi nga xam ni moom la ñu defar nga xam ni artistes yi nga xam ni ñoom ñooy ndaanaan yi ñoom la ñu koy jox Pape Diouf signé na ndaanaanam joxe nañ ko le 13 octobre prochain waaye du spectacle am spectacle Sénégal la dama gëm ni Sénégal bu kenn di def dara ñun ñëpp dañoo war a jug àndandoog moom ni ko waa Brésil di defee ni ko waa ñeneen di defee di ko pousse mu jëm ci kanam man de sol naa sama dàll ku solul sa dàll man sol naa sama dàll yéen it bëgg naa ngeen sol seen dàll ñëw ñu àndandoog moom dem Paris ña dëkk Paris wàcc ñëw fekk si Bercy le 13 octobre prochain. Le leader de la génération consciente est avec nous, Pape Diouf. Venez prendre place. Il n'y a pas de personnalité justement invitée pour cette soirée spéciale, mais sache que tu es notre invité d'honneur sur la télévision Futurs Médias. Asseyez-vous. Pape naka nga def. maa ngi sant bu baax Boubacar. Ba yaa ngi am jàmm sant yàlla. sa ñuul baax na de te bien. waaw ñun day xam nga ay taalibe lañu rek. waaw taalibe baax na def yëfu taalibe rek quoi. musuma xam ne Louis Vuitton day defar Cortez. waaw musuma xam ne Louis Vuitton day defar. waaye nag sama rak Matar Diop suba teel. moom ma ko jëndal. may ma ko cadeau ne ma grand comme que yaa ngi dem jàkkaarloog Boubacar yóbbul Louis Vuitton yi. ah yéen daal da maxu merci. saa yi ngeen di ñëw ci man da ngeen di waaj. non mais. heure bu ñuy jóg rek dañuy defaru. musuma xam ne Louis Vuitton day defar Cortez comme Nike. xam nga nag booy Matar nag dafa gëm dàll moom gëmul yére gëmul tubéy mais dàll la gëm. loolu am na solo Pape Mbaye ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax ni tu es véritablement très à l'aise dans ce que tu fais actuellement. ci sa waajalum jëm fi nga xam ni moom moo di Bercy. waaw d'abord maa ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant samay waajur di sant waa Sénégal kilifa diine yi kilifa aada yi xarit yi soppe yi am di jàmm yi comme ni nga koy waxee ñu ngi waajal bés bi muy le 13 octobre fële ca Bercy muy bés boo xam ne bésu Sénégal la bésu Afrique la dañuy dem pour jaay sunu image yu réew donc te nag nit ki moom boo solee sa mbubu soldat di dem xare da ngay kontaan parce que mi ngi mel ni rek équipe nationale bu ñu waree dem représenter seen réew fugg bi ñuy am xadar bi ñuy àndal donc comme ni nga ko waxee sànq tu l'as bien dit bésu Sénégal la Sénégal nag la ñu am te Sénégal rek moo nu ñor donc maa ngi ci woo ñëpp ki gën a ndaw Sénégal ki ci gën a tuuti ba ki ci gën a mag muy góor di jigéen man Pape Diouf tàllal naa leen samay loxo ñu ñaanal ma ndax gémmiñ bu barkeel yàlla rek ko xam tàllal naa ñëpp samay loxo man Pape Diouf ñu defal ma ñaan ñu dem ci jàmm
dikk ci jàmm Sénégal jëm kanam. Pape Diouf yow tête d'affiche nga sur la scène musicale sénégalaise mais saa yooyu génn. di dem à l'étranger reproche bi ñu lay def mooy yow yaay doon tête d'affiche bi war a ñëw public bi ñëw pour yow waaye da ngay bàyyi ñëpp ñu jouer ba mu des ay 1 heure de temps 1 heure d'horloge yow ngay soog a ñëw say xarit est-ce que def nañ la boobu reproche parce que loolu yaatal la boo xam ne dafa ëpp. waaw xam nga. àdduna nga ko dégg loolu. mais bu baax. waaw mais xam nga àdduna comme ni ko sama mag di waxee Youssou Ndour maa ngi koy nuyu de passage suma mag sama idole nga xamante ni bés bi li muy rëy mooy parrain bi. ndeysaan ma jël ko teg ko ci loxoom. ndeysaan dama yàgg di dégg mu naan artiste boo wóoloo sa bopp il faut toujours savoir partager c'est très important dafa am suma benn xarit bu ñuy wax Modou Samb mi ngi nekk Angleterre mu ñëw kër ga ñuy waxtaan mu wax naan ñun musiciens sénégalais yi dañu war a gën a booloo parce que musique léegi entertainment la. business la. mu ne da ngeen di jël exemple ci Davido dafa organise autour invité nigérian artistes yëpp boo xoolee ñi ngi waroon def 4 heures de concert mais moom li mu joué sax matul 20 minutes parce que ñi mu invité ñoo bari te image la booy dégager image booy wane que ni musique léegi entertainment la. musique dafa toll foo xam ne dafa laaj booloo dafa laaj dajale. ba pare aussi fête la xam nga fête mettiwul. ku ci nekk war nga ci gis sa bopp. parce que tey su may dem Bercy àndandoog samay mbokk àndandoog samay xarit invité musiciens yi artistes yi ñu ñëw c'est une fête ku ci nekk da nga ci war a sentir sa bopp. vrai donc voilà loolu rek la. Pape ça loolu moo doon lu njëkk. yow ngay def spectacle ubbeeku ñëpp ñëw jouer yow sa partition yaag sa orchestre majorité bi yaay tête d'affiche bi yow la ñu woo après ngeen nekk jouer 25 minutes 30 minutes waaye yow kenn musu laa dégg nga kaas loolu en fait wala nga ne man maa doon kii man maa waroon a jouer non. waa xam nga Boubacar àdduna moom boo nekkee ci dara même boo ko xamee parce que dama dégg mag ñi naan nit da ngay suufeel sa bopp yàlla yëkkati la c'est très important te man la yàlla nañ ci yàlla musal dëgg la ndax sama papa daf ma daan wax naan Alaaji Cheikh Diouf yàlla na ko yàlla xare aljana amiin mi ngi ci dëgg tey benn jour dañu toog man Bakane Seck mi ngi nii seere la ñu toog sunu kër ñu génnee jëlalee muy cartonné mu ne leen rek laa leen di wax bis boo yëgee sa bopp ci li ngay def suñu borom detteel la donc wax boobu nag dafa nekk ci man musique laa gëm moom laay dund nii laa ci mel wala naa laa ci mel je préfère sénégalais yi waxal ko seen bopp mais man Pape Diouf en chair et en os li ma char toog sénégalais yi mooy di leen bégal te du ma ci tàyyi lu ma def nag xeeb ko lu ma def rek nu mu leen neexee xeeb naa loolu di xaar bu ëllëgee ma def lu ëpp loolu et que nag kenn mënul dañuy jéem rek dëgg la benn kenn moo mën mooy yàlla sunu borom subhanahu wa taala le reste nag on essaie da ngay jéem ba vraiment peut-être am li nga bëgg voilà Pape gis nañu sa cursus jaaree ko ci Lemzo Jamono ba jëlalee bi ma koy wax léegi yow tamit yaa ngi koy wax léegi mu am nekk ay morceaux yoo xam ne dafa am succès jóge foofu Pape nga daal di jaar daal di yéeg ñëw jololi Ibou de Challenger laa koy jaalee de Challenger laa koy jaaree ba foofa ca Doc Ousmane ba Doc Pullman ba Zénith bu Paris fa mel ni yoon bi guddoon na mais jéemula brûler étape yi benn yoon tu es resté toi-même pour monter sur les escaliers petit à petit ça fait peut-être maintenant plus de 20 ans ou 20 ans juste waaw xam nga nag nee nañu tepp moo gën yuréet te carrière la je pense que yow sama carrière sa kanam la maa ngi fàttaliku bi ma nekkee Lemzo Jamono
ñuy enregistré Cocorico Yoff yaag Gilles Junior ndem si yàlla si ñëw ngeen fa ànd ak Talla Diagne comme tey ci man ndeysaan Lemzo ma jaar fa tërbiyu fa jàng fa métier may sant suma mag suma xarit Lamine Faye lu nekk ci man ci xam-xamu musique tey moo ko def ci man bi ma jógee foofu en 98 toog naa 2 ans di chômer dafa mujjoon metti ba ma daw dem sama kër papa ginnaaw raay toog foofu di galérer bi ma njëkkee ñëw ci kër gi aw ma woon matelas bu ma tëdd ci tapis bi laa doon tëdd mais su ma xëyee dem naa uti liggéey toog di liggéey yàlla dogal jamono di dox ma gëm nag li may def parce que xam nga boo xoolee suma album bu bees bi maa ngi ci woy dignité parce que sama papa daf ñu mësaan yar ci loolu dañ daan toog ba guddi mu metti trop guddi yu lëndëm mu ne pap lu mu metti bu leen àdduna jaral ba ngeen jaay seen ngor sama mbokk yi may seetaan xam nañ ñu baax li may wax lu mu tar conserver leen seen dignité ndax bukki dafa jooy ñu ne ko bukki looy jooy mu ne njuur damaa xam ne rek damaa regg te xiif a ngi ñëw mu xiif ree ñu ne ko may bukki looy ree mu ne waaw njuur damaa xiif rek te xam ne regg a ngi ñëw kon lu mu tar conserver leen seen dignité bi may def musique nekk Lemzo dama doon làqatu biñ ma waree bàyyi mooy bi ma defee taxi arrête ak suma mag Gallo Cello que je salue de passage mu may ma chance di def album ne Lamine man naa woy ci album bi ñu def ba war a enregistrer single bi génn mais su ma toogee ñu teg ko damay noppi rek parce que boobu maa ngi làqatu kenn xamul ne damay woy bi ñu waree réaliser vidéo bi nag vidéo mënatuma nëbbatu donc ma wax suma grand frère suma mag Yamar Touré suñu manager ne ko grand dreadlocks voilà ne ko grand il faut nga dem tàggul ma paa bi ñu ñëwee ñu tàggu sama papa dafa ne ñett yi rek moo tax ma mën la bàyyi musique bi ngay def bu mu la yàqal sa jaamu yàlla koo liggéeyloo balaa ñaqam di fendi na nga ko fay bul mës sa wor sa nawle kon je pense que bi may door di def musique ñi ma àndaloon ba tey ñoom laay àndal relation yi ma amoon ak waa Lemzo jamono ba ni ma baakan di présenter Ibrahima Ndour ba ni ma baakan di présenter Jimmy Mbaye ñu ànd kër Jimmy pour Jimmy jàppale ma defaral ma produit fekk na boobu Boubacar loo xalaat ak foo xalaat rek dugg naa fa ngir mën a am chance am producteur te sottiwul woon donc bi loolu amee nag yàlla defalaat mu studio ci këram mais bien sûr Nord Foire studio Jimmy laa enregistré moom it mu gore lool fayeeku wuñu dara album boobu Jimmy ak Bakane sonn ci trop financièrement et techniquement Bakane ma koy remercier de passage ndax ku gërëmul nit looloo waral ngeen doon ay seex ni très bien c'est mon jumeau c'est mon frère de sang yàlla dogal ñuy dem ba album bi pareegul Bakane jëlaat ci album bi benn son yóbbul ko Bouba Ndour moom Ibou ak Viviane ñuy dem tournée Jolof Band ci la ko Ibrahima déggee affaire bi neex ko Bakane présenté ma ko yàlla nag boole sunu ay destin Ibrahima Ndour kooku nekkatul rek arrangeur wala musicien boo xam ne damay liggéey ak moom kooku c'est mon frère kooku ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lu fanaan ci moom yendu ci man lu yendu ci man fanaan ci moom donc 2000 ba 2018 du ay caaxaan ngor la sincérité fidélité dignité ak aussi gëm ndax ba may door muy metti lool ils ont dépensé beaucoup de millions ci Pape Diouf ñuy perte saa suñu organiser ñu perte ma dem ba am kersa ma ne leen mais yéen a ngi investir mais ñu ngi perte ñu ne non grawul parce que xam nañ ne un jour viendra bis doo ñu trahir bu xéewal gi ñëwee ñun ñëpp ñoo koy bokk kon donc communication bi boo gisee ma def ko pour suma rakk yi nga xam ne
ñi ngi topp sama ginnaaw ñoom tamit que ni ku yàgg ci teen rek baak fekk la fa waaye nag bu la mar naan taxa naan petit dignité ngor jom fulla ak fayda loolu lañu sunu papa jàngal te jàngaloon te loolooy sunu devise liggéey bi yóbbu la ngay gravir les échelons petit à petit yéeg escalier bi ba yegg tey Bercy est-ce que c'était prévu ci carrière u Pape Diouf parce que en fait carrière bi lu mu mag gars yi affaire yi fii la daan yem quoi aujourd'hui dafa am ay ouverture mais Bercy c'est une autre dimension artistique c'est une autre dimension économique c'est une autre dimension culturelle dafa am dimension culturelle am dimension économique am dimension touristique pour le Sénégal am dimension économique pour yow ak ñi nga àndal ak waa Paris sax dañ ci am bénéfice c'est trop de choses ensemble est-ce que tey xaaroon nga ni foofu aspect yooyu yëpp da nga ciy toll waaw bien sûr Boubacar parce que il faut être ambitieux dans la vie on est des jeunes on est dans ce pays et que aussi on prône pour la réussite de notre pays on voudrait que notre pays le Sénégal aille de l'avant dëgg la sur tous les côtés sur tous les domaines rawatina nag ci côté culture bi parce que dama daan dégg Senghor naan réew mënul dem sans culture ba pare aussi jéem a topp ci sunu mag yi dëgg la ñi nga xam ne dañu wone yoon wi tey su ma jëlee ku mel ni suma mag Youssou wone na yoon wi Baba Maal wone na yoon wi tey mën naa ne su ma naree lim sax damay juum mais ñaar ñooñu rek su ma leen limee lim naa ñëpp ci exemple lu am solo nga wax xam nga nit ki moom nekkal ci sa yoon li war a egsi day jot rek nga yegg fa après Bercy sax mais y aura d'autres choses après Bercy dëgg la parce que yàlla bi nekk France nekk Amérique nekk Sénégal moo nekk Australie ce qui est important c'est que doomu aadama bi nga xam li nga bëgg ak fi nga war a jëm ak yoon bi nga war a jaar ba yegg fa dëgg la faut pas brûler les étapes il faut aller mollo tepp ndànk donc Bercy je pense que ni challenge la waaye nag challenge boobu liggéey rek moo koy joxe ak aussi yàlla sunu borom en termes d'économie effectivement du ay caaxaan du lu ndaw événement la qui coûte cher ndax événement maanaam spectacle boo xamante ni dépassé na plus de 500 000 euros loolu du ay fo dëgg la dépense ya fa am ak ñi ñëw ci réew ma di dagg seeni billet avion yeeg hôtel di fay ay hôtel lekk yi shopping yi kon tey ci économie française am na loo xamante ni ñun ñu ngi ko fay dugal mais loolu yëpp nag je pense que ni dara taxul ñu koy def du xaalis buñ ci bëgg déedéet du xaalis buñ ci bëgg waaye comme que dañu ku ci nekk waar wa nga ne ci nga mën a jàppee ci sa développement wu réew ñun ay artistes lañu li ñu war mooy ñu jaay sunu image wu réew vendre sunu destination wu réew lii moo tax léeg-léeg ñuy organiser ay événements yu mag pour yóbbu ko exporter ko waaye nag benn lam rek du yëngatu ndax lépp loo gis laaj na ndimbal adduna lépp loo gis laaj na jàppale kon donc événement bi événement la boo xam ne je tends la main à tout le monde li ko njëkkee ci notre père de la nation muy le président Macky Sall le président de tous les Sénégalais ma koy sant nag di ko gërëm ndax man Pape Diouf lépp lu ma mës a dugg seetaanu ma jàppale na ma koy sant di ko gërëm bi may dem Zénith dama dem ci moom ne ko soxlawu ma dara président dama bëgg rek nga ñaanal ma mu ñaanal ma boole ma ak ay nit ñu jàppale ma fi ma jëmit du lu ndaw Bercy la te damay jaay suma drapeau wu réew kon
tàllalaat naa ko sama loxo. moom mi ndey ñëpp. mook soxnaam. la première dame. ñu jàpp ci bés bi. ndax nag man moomuma ko. génération consciente moomuñu ko. du bésu Prince Art. du bésu Subatel. bésu Sénégal la. jëlaat naa bés bi li muy rëy teg ko seen loxo. dëgg la Pape loolu dinañ ci ñëwaat mais on a parlé d'aspect économique. on a parlé d'aspect culturel et dans la culture dafa am lenn loo ci def lu ma marqué muy sa way bi nga way séeréer. sa way bi nga way séeréer. boobu ba tey ñu ngi woon ci benn liggéey ci ginnaaw loo xam ne gisagoo ko. yow sax gisaguloo ko. mais sa orchestre bi taxaw gisaguñ ko. mais en exclusivité bëgg naa la ko wan. ñu xool ko à la régie Tonton Mac si tout est ok voici en exclusivité sur la télévision Futurs Médias la nouvelle vidéo de Pape Diouf et la génération consciente et justement très très culturel très enraciné très chers téléspectateurs il est notre invité d'honneur ce soir regardez. Un excellent Yaxya Diop Yékini, un excellent Pape Diouf et puis une belle réalisation très culturelle, profondément enracinée dans la culture sérère et en hommage aux Sérères. Pape Diouf a merveilleusement bien travaillé. En tout cas, si je devais donner une note, ça c'est carrément 19,80 sur 20. Pape, félicitations, c'est très culturel. Waaw, merci Boubacar. Di remercier le réalisateur Mohamed. Liggéey na liggéey bu am solo. Di remercier aussi suma frère Yaxya Diop Yékini que je remercie infiniment. Et Pape Yaxya Diop Yékini kenn mënu ko gis teg ko bët ba muy sol dàllam di ñëw di tourner ay clip looloo ma jaaxal ma. waaw xam nga nag moom dañu bokk kilifa muy suma mag Pape Bokar Diouf di kilifaam di sa kilifa di sama kilifa. ndeysaan. ma koy remercier bu baax Pape. yàlla na yàlla guddal fanam. amiin kooku amatuma sax lu may wax ci moom. amiin mais Yékini dafa def geste bu ma neex non seulement disposition yëpp la teg ci sunu wet. ndeysaan. ñu dem Bassoul. ci famille pour tourner la vidéo vous êtes allé à Bassoul. waaw Bassoul lañ dem. ok Île du Saloum. vraiment mbokkam yi génn nijaayam Pa Modou Diouf maa ngi koy nuyu de passage. di ko ñaanal wérgu yaram ak fan wu gudd famem ñëpp génn ñu teeruñu waa Ndangaan togg ay ceeb rey ay nag Boubacar loolu teraanga la. ba pare nag ay doomu séeréer lañu. dëgg la man su may woy morceau séeréer sama deret day jóg. ndax doomu séeréer pire la. te nag ku nekk sa askan nga am. looloo waral pour ma def album te rythme séeréer bokk ci sax problème la. foog nga njuug foog nga bidi. faaw ma njuug faaw ma def lu ne. kon Yaxya jërëjëf. président Marcel jërëjëf. bi may def album clip bi la yëkkati xaalis bu bari jox ma ne ma demal nga réaliser vidéo bi. kon président Marcel merci. Pape Bokar merci. mais Marcel ma defoon jurub jilaas la dëkk. Yékini merci. mais benn la ci Île du Saloum xam nga booy dem Ndangaan. da ngay romb jilaas. yaa ngi dégg romb Fimela. waaw. romb Diofior dem Ndangaan jël gaal nag dugg nag ci île yi. maa ngi nuyu waa rox maa ngi nuyu waa rox ci fan mooy rox boo ñëwee ba kër garaaw ga de waaw da ngay def foofu yow tukulóor nga yow looy wut suñu ruq yooyu. non mais foofu dëkku séeréer non foofu ñun ñoo ko mooma rox waa rox dañu ma bëgg dañu ne bus dañu bëgg nga ñëw defal ñu Dakar rox na door pa ndeysaan rox na door pa ndeysaan rox na door pa foog ñu ñëw defal leen ko mais Pape rythme séeréer bi dama ko bëgg sans yow est-ce que orchestre bi mën nañ ma may loolu chef d'orchestre bi laaj ko Souleymane Souleymane dégg nga bëps dama am lu may ñaan mooy rythme séeréer bi sans Pape Diouf waaw mais kon xanaa Pape Souane day commencé ngel bi xaw ma daal waaw commencé ngel bi gars yi dar la man daal li may laaj mooy morceau bi nii sans Pape Diouf ma xool ndax dina ma yóbbu en pays séeréer je veux savoir si je serai en pays séeréer sans la voix de Pape Diouf
neex na mais manqué na wàccaaca dégguma wàccaaca bi aca bok dégguma wàccaaca bi Ça, c'est du jamais vu. Ça c'est clair aujourd'hui et limpide. La génération consciente est toute prête pour justement affronter la mythique et la grande scène de Bercy. Et ce sera à Paris le 13 octobre prochain. Mais Pape, xam nga scène foog nga miin ko. Spectacle bu mag foog nga miin ko. du ko juk rek am combat bu mag. dëgg la. da ngay dem ba ci mbër yi ñu ne mbër yi dafa am VIP. dem ba ci artistes yi ñu ne kii ndaanaan la léegi c'est fini mais Pape sa dëgg-dëgg ndax miin nga Bercy. waa mais xam nga àdduna moom lépp loo gis rek expérience la mais ngëm-ngëm ak fuggu am na solo trop aussi ci doomu aadama. bon joué nañ nag ay scène yu xaw a ndaw donc ñi ngi ñaan yàlla aussi bu ñu demee Bercy yàlla defal nu fa sutura. affaire yi oyof condition bi nekk fi présence scénique bi nekk fi efficacité bi nekk fi lépp nekk fi ba public bi lu ñu bëgg ñu transmettre leen ko. son bi dar ñu. public bi dar ñu. ndax nag dooley woykat public bi la. dëgg la kon ci loolu sax laay profité wax àdduna diaspora bi maa ngi woo ñëpp njëkkee ko ci nag la banlieue parisienne. muy waa Miro. Le Havre. Mantes-la-Jolie. Cergy. Rouen. jëm ci province yi. Marseille. tu vois Lyon Lille. France bàyyiwuma kenn. Italie. Espagne. Belgique. Hollande. Allemagne. Suède. Danemark. Norvège. Angleterre. Amérique. bàyyiwuma fenn bu Bakar Italie Espagne Australie Japon Chine Italie nag sa copain yi fa lañ ne. Italie nag sa copain yi fa lañ ne. xam nga nag boo demee Milan ñoom DG nga fa. dëgg la ñoom laay VIP. dëgg la ña nga fa. nga dem France gaañaa nga fa daal. ndax su ma limee rek juum. ndax pa bu ñëpp la. waaye nañu waaje woon ca Dock Pullman waajee ko ca Zénith maa ngi leen di ñaan ñu waajee waat ko noonu. ñëw jàppale seen frère. jàppale seen doomu ndey Pape Diouf pour vendre l'image du Sénégal. Pape dama ne la ndax miin nga Bercy. waaw mais mooy li ma la wax rek Boubacar. non kaay ma woon la ni miin nga Bercy. tonton Mac Pape Diouf à Bercy s'il vous plaît tonton Mac la régie et la réalisation. nil ni solo maa nga bëgg sa baay nil ni solo maa nga nopp sa chéri boy nil ni solo lu tax ma jigéen neexu leenam may jeey neexu leenam may jeey neexu leenam ko tey waay lu tax ko tey waay gis nga ni ma la bëggee Bercy yaa ko tey waay gis nga ni ma la bëggee Youssou je prends soin de moi kenn du ma wax loo gëm naa ni bëgg nga ma garanti nga ma check your Youssou sama waa ji ndaanaan nga du yàgg ba ngay yaa ko tey waay gis nga ni ma la bëggee
fii ba benn yoon ndax d'accord nga Sire kumbalaw be Buba kumbalaw be Abdalay Daaru Mbaar maa jor ma daar jama Yaasin daw ma coloon ilimaani sa baay ndax sa frère mooy sa yaay Yuusu neexu leenam Yuusu neexu leenam yaa ko tey waay yaa ko tey waay gis nga ni ma la bëggee yaa ko tey waay yaa ko tey waay gis nga ni ma la bëggee bu la kenn misère loo bu la kenn xalaat loo ni lii ma am mooy sama xol jox naa la ko keneen xaju ci so tëddee nelawal sa gannaaw bandam Youssou déggul message bi c'est bon ça Partagé merveilleusement, bien partagé sur scène, c'était tout simplement magnifique. C'était à Bercy, Youssou Ndour di yaatal ci yaatal bi mu invité Pape Diouf def ko ci invité de marque mi de l'autre côté à Paris Pape lee tax man la ndax miin nga Bercy. J'aime pas parler ah. J'aime pas beaucoup parler. yàlla baax na. yàlla baax na. ba le jour incha allah. ba le jour ji dinañ xam. waaw sénégalais yi dinañ gis lu ñu musul gis ci Pape Diouf comme ni ma leen ko waxee woon ci Mega Enjoy. dëgg la le 12 bi passé. dëgg la Pape lan nga ñuy andil ma ne leen di ngeen gis beneen Pape Diouf. incha allah le 13 octobre bu soobee yàlla. sénégalais yi dinañ gis beneen Pape Diouf. incha allah dinañu gis l'artiste mais l'artiste dafa am ay gan. gan yoo xam ne ñoom la invité war a àndandoo ak ñoom kenn ci gan yooyu war a jëm foofa ca Bercy mu ngi nii toog salaamaaleykum Tarba Mbaye. waaw salaamaaleykum grand Boubacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay di fay nuyu sama mag sama xarit Pape Diouf. Tarba di nuyu groupe Génération Consciente. di kontaan bu baax a baax si teew fii di partager yéen moment yu rafet yi. ndeysaan maa ngi toogoon sànq sama kër doon ko seetaan. ndeysaan daw ñëw. ndeysaan fekk leen ci plateau bi. ndeysaan oui c'est un grand plaisir. mais Pape dem sànq bi ñuy waxtaan avant ñuy programmer mu ne ma bu Sénégal yëpp laa invité Sénégal ñëpp laa invité waaye dama ci am ay invité yu spécial yoo xam ni ñëpp du ñu xaj ci émission bi waaye am naa samay rakk yoo xam ne bëgg naa ñu ñëw est-ce que yow xalaatoon nga ni Pape buy def li dina la ci boole. waaw dañuy sant yàlla rek ndax bokk na ci sunuy rêve ndax Pape nekk na koo xamante ni tax nañu bëgg musique tax nañu bëgg métier bi et ñu yàgg koo topp nag yàgg koo suivre yàlla dem ba dogal ñu démarrer sunu carrière sunu borom di ñu teg loxo di ñu suturaal. ba lépp lu ñu def rek mu dooleel ñu ba lu ñu song mu ñu daan ko ci kàttanu yàlla. loolu nag du sunu ñàmbaa du sunu mën-mën ndax ñun ay xale lañ xamuñu dara dañuy topp suñu ginnaaw mag yi rek di root ci ñoom. et bokkoon na ci sunuy rêve comme que sunu borom mottali na ko mu choisir ma ci ay invité ma loolu duñ def lu dul sant yàlla. Tarba gis nañu sa début carrière dafa am fulgurance dafa ñëw yéeg gis na keroog tamit ci Dakar ne dort pas waa Grand Dakar la de nga fay def concert def sa mayo waa koñ bi génn nga def concert bi jax lool ba jaaxal ma ne waaw man daal sama boy xaw ma nu ma leen di def suñu borom moo ci teg loxo rek de. waaw dañuy sant yàlla rek comme ni nga ko gisee concert bi dama ko def 100% Tarba Sénégal yëpp fu ne leen jóge ci Sénégal fekk si ma Grand Dakar ma ànd ceeg ñoom sama mag ji ñëw ànd ak staffam ànd ak ay xaritam ànd ak ay mbokkam ñëw sagal ma sama diggu nawle sagal ma samay diggu dëkkandoo te mënoon na ni kii du ma moroomam day doog a démarrer. mais xoolul loolu yëpp dafa ñëw en tant que grand frère xam ni moom moo jiitu day jox ay rakam loxo. ñëw wayandoog man samay fans kontaan Grand Dakar ñëpp kontaan. parce que xam nga Pape moom doomu ñaari tali la. dëgg la ñaari tali def na fa lu bëri. kër yaay mi ngi foofu ñaari tali. waa ñaari tali Grand Dakar ñëpp kontaan ci moom ci geste boobu mu defar rakam. ma ko ciy remercier
di ci remercier staffam ak ñi muy àndal ndax ñoom yàquñu ci dara. te yemul foofu def loolu ba pare ñëwaat nelaw kaa ñu demaat Bercy. waaw li ma doon wax sànq rek sunu rêve la sunu borom mottali. parce que man dama nekk jeune boo xamante ne damaa yàgg a topp Pape Diouf dama doon ñëw soirée fii Nirvana tous les mercredis. temps yow aw ma âge yu dugg boîte de nuit su ma ñëwee damay toog ci buntu boîte bi porte bi muy jaaree fa laay toog ki ma doon àndal nguuda day dugg ndax moo ma mag su ko defee su ma toogee bu soirée bi jeex moom buy génn am na benn gaan bu njool bu mu doon àndal. dafa gaañu Atuman. Atu moo nekkoon garde corps Ndongolo. Atuman. ñoom ñaar ñoo doon ànd. Pape bu joué ba pare day jël xaalis bu bëri jox ko kooku ñëw di jox gars yi xaalis saa yi Moussa na joué bu génnee ànd ak kooku day lang nii ci otom du ma ko fàtte mukk day ñëw ba ci man yëkkati 5000 mbaa 10 000 francs ne ma Pape nee na nga paas te boobu xale laa xamuma woon sax. da la doon jox te xamu la. dafa ma doon jox te xamuma. billaahi wallaahi wa taalaay loolu xam nga booy labal da ngay labal xale ma yàgg ko suivre nag man dama ne woon su ma nekkuloon waykat sax fan sa Pape Diouf laa nekk laay doon. ndeysaan. parce que cofeel bi ma am ci moom la. ma bëgg ko li muy def neex ma jikkoom neex ma tamit. may roy si moom ba pare mu am link bu rafet ak sama papa nekk sama fils su papa. xam nga sama papa ndaanaan yu bëri ci Sénégal ci moom la ñuy rootee. boole ma ci. waaw kay dëgg la. moom ak sama papa nag. ñu am ay relation yu rafet sama papa di ko seeti mu bëgg paa bi di ko defar ay teranga sama papa dénk ma ko. dem ba këram ni ma Pape Diouf nii damaa bëgg nga ma koy royal di ma toppal ay tànkam ndax ay jikkoom doy na ma wayanam neex na ma dama royal Pape Diouf di ma ko toppal. def ko sa mag def ko sa référence. di ko laaj lépp loo xam ni boo ko laajee rek mu jëmee la kanam nga laaj ko booba léegi nag juguma ci loolu chaque jour dama naan ko ñun duñ la def morom royuwaay lañ lay def parce que référence nga ci musique Sénégal. ndeysaan ndeysaan Pape sa rakk jàngoog loolu moom kenn mënatu ci dara de. oui mais sant yàlla rek Boubacar lu ñu wax ci man rek mi ngi ci ñoom. effectivement Tarba dafa wax lu am solo booy lebalal xale ñoom samay rakk lañu te loolu la ñuy xaar ci man ndax bu ñu ñëwee ci man li ñuy xaar mooy liñ fi soxla ñu am ko. muy nag sama image. wala dërëm bu ma yor. ku ko ci soxla su ma ko dencee dama koy jël jox la ko. muy moom. ñoom Abu Cubalo. ñoom ñëpp. ku ciy door balaa ngay génne sa album sa promotion sama soirée nga koy defee. fa ngay ñëw ma yëkkati micro jox la comme li nga wax sànq loolu nag ci xol la yàlla moo ma bindee noonu. ndax fi ma jaar moo metti parce que fi ma échelon bi ma jaar. bëgguloo xale yi jaar di jàpp bëggoo xale yi sonné muy metti may jëngu di jëngu ba ne pël gars yi xàmmee ma bugguma ñoom ñu jaar fa. looloo waral ku ci ñëw bees bu may nelaw boo ma fëggee sax dama yeewu. maa ngi fàttaliku li mu wax nii Wally laa jël exemple. premier anniversaire am ak APES. boobu gars yi kenn gëmu ko. mu ñëw ne ma grand. boo ñëwul mu ñaaw. gaa yëpp nee nañ doo ñëw. ma ne ko rakk maa ngi nelaw mais dinaa ñëw. keroog ndeysaan booy bi ko njëkkoon doon manager. Aziz Wally Koné. Adama Bey. booy Adama Bey. keroog xaw na toj suma téléphone ma ne ko rakk maa ngi ni sport mais dinaa ñëw. mooy premier concert am ak APES. Abu Cubala noonu suma rakk. keneen ak keneen. parce que ñoom ñooy samay rakk. loolu noonu laa ko doon uute ci samay mag. kon ñoom buñ ko soxlaa dama leen koy jox Tarba nag moom papam kooku day woy may jooy. comme ni Youssou Ndour di woyee may jooy. Moustapha Mbaye Cheikh Mondio ba ñëng la. ca usine ñaari tali. loolu moo jiitu sunu juddu. papam bëgg ma nag di ma jàppale ci conseil. Moustapha Mbaye heure bu toogee ak man minute rek root naa ci moom lu dul jeex ba pare nag bëgg yonent bi rafet xol foo waxee mu tuur ay xéewal ne ma Tarba man du sama doom yow sa doom la jox naa la ko dama bëgg mu lay roy di roy say jikko bu koy setaan moom it mu nangu loolu gëm ma fu ne la may waxtaane barki demoo Njaay la naan
man Pape Diouf mooy sama xalif général ndeysaan. ma ne ko da nga baax rek mais xew nga mën ngaa woy ndax Moustapha Mbaye sa papa moo dàq woy ci Sénégal ñi fi dàq woy ci la bokk dëgg la. kon te yow bu la neexee damu ndax nag am nga héritage bu wóor mais ñoom ñëpp sumay rakk lañu Dëgg la. muy ñoom Sidi dëgg la ñoom Momo dëgg la xam nga ñoom ñëpp c'est mes petits frères dëgg la. donc ñoo bokk gaal gi te ku ci nekk mën ngaa joow jàpp say jalañ wala jàpp say coof te du yàqu quoi ma ne yëf yi Vraiment. géej la ñëpp xaj nañ si. Ma ngoog. ñu tànk tour def ay paan mu Voilà. des léegi nag Tarba toggal tuuti laata Sidi Diop di yegg si laata yeneen invité di yegg si léegi ñu daal di àndandoog Pape Diouf mu daal di def comme mooy suñu invité d'honneur mu daal di ñuy defal ñaari morceau léegi ñu soog a dellu si waat sur le plateau Pape Diouf ak Génération Consciente justement sur Mara. scène ce sera dans quelques instants Pape Diouf c'est maintenant. yes Soumaré Mara jantal Mara Mara déggal Mara Anisu Anurara dëgg laa la nawe man fu la la fonke dine laa la wóolo dignité laa la gune Mara jantal Mara Sëriñ Sam jantal Mara fekk naa la ngay baax bàyyi naa la ngay baax sax pour Fatou Abdou Ndiaye jantal Mara lu ko loo ani waa lu ko loo lu ko bàyyi ji li mbay Cheikh Béthio Maral bay kara Maral ci bay këri sama Maral Serigne Galas Maral borom Ndam Maral Serigne Moustapha sama Maral Serigne Abdourahmane Mbacké Serigne Modou Faye sunu Maral billaay Mara de moom nit ku baax la
del mara faada yi faada nit ku dëgg la bala nga ni naa morceau bi nag maa ngi koy may séeréer yi yama ñamelooy Marcel séeréer 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 yama ñamelooy Marcel balom ilaas Yaxya Joob moo yëgi ni dëgg la li ñu nawee doomi gar mi yaa ngi ci yow looluy dëgg ni yaa war a wax yaa nu saf gani bul la dàq waa loo xamul yaa war a woy yaa nu saf bum
bum la taxaw way loo mënul baakat yaa war a wax yaanu saf bum la taxawaat loo xamul paa yaa war a woy yaanu saf bay dem bum la taxaw woy loo mënul sañ-sañ coow li ci déggu teen bi gaañ amul baat la paan Papa Njaay léegi mu ne am nga baat del gaawal ga yandi boo fiya yandi boo fiya Marcel boo fiya Marcel boo fiya Yaxya boo fiya Yaxya boo fiya yandi boo fiya yandi boo fiya fañ na nguur saa roogu dem na xul fañing fay 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 bu wàccaaca fañing fay 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 wàccaaca fañ na nguur saa roogu dem na xul fañing fay 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 wàccaaca fañing fay 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 wàccaaca man daal seet naa seetaan ko xam ne Marcel sama waay la seet naa seetaan ko xam ne Marcel nit ku baax la yaa ma ñeme looy Marcel yaa ma ñeme loo wàcc naa déglu leen bilaay suma sañoon saa yu boo jotee dama leen di woyal yéenay seet yéenay seet yéenay seet mu leen neexee defee ko fa seere yaa ma ñeme loo sama la ko mooy sa yaay plaisir sa baay bu si gaañee sama sama kër jaañee sama seere
fecc mu bees fecc mu bees ma ne Pape dafa génne fecc mu bees loolu lu mu ma ne Pape dafa génne fecc mu bees ndeysaan Black City Tarba ñëwoon sama rak man di bëgg naa la dëgg la man di bëgg naa man di bëgg naa la dëgg la dëgg la yi dëgg la néew naa la defu man la moroom bu tun na ngoog taalibe laa lay xoole man néew naa la defu man la moroom benn yoon bu tun taalibe sëriñam laa lay xoole ku jaar ci taatu garab guddi xam lu muy meññ dang faa jaar ba jëg mag yee ko jàngal waaye ndaanaan mi ceew la mi looti paap moo tax ma ni ale samba jingoon jaam ñi ci niim yëgg xay ba ale samba jingoon jaam ñi ci niim yaa man tarba wóolu naa la maa la wóolu dama laa wóolu baa man di dama laa doy loo man musique bu doonul étude université baa ngi nii pa musique bi bu doonul ay étude université baa ngi nii loo doonul taalibe doo musa doon sëriñam kàlla gi ci ndigg ma di bëgg naa la ma di fonk naa la kàlla gi ci bopp ci digg la war a njëkke lii da koo tarbiyu démb la man du ma fàtte démb kuy fàtte démb baaxul la yaa ñu dalal baa ay baayu Mouhamed ay sama xarit baake merci beaucoup grand doxalal Tarba ndeysaan dama laa wóolooy Tarba et Pape ak génération consciente xam nga ni le 13 octobre du yomb def ci say xeetu baax baax say xeetu baax baax def ko ci say xeetu baax baax def ko ci dama naan téye leen ko téye naa ku ci am Papa Diouf yow noonu ko dee di koy toppatoo Pape yow ba di ko wax waxtu ne moo koy sagal ñu téye leen ko téye naa waa bari yéen a ngeen ko tey di koy toppatoo góor yow ba di ko wax waxtu ne ndax moo koy sagal yow téye leen ko téye naa ku ci am góor bu baax yow noonu ko tey wuy Badara mooy siri mu di koy toppatoo góor yow ba téye leen ko téye naa ay siri bébé baax moom moo la tey ay baayu Mohamed dama lay wayal siri bébé kaay man
dem ca farawude man ko dama bëgg téere asan séeré loxo ca kaw loxo ca kaw waaw ma ne Baye Demba jëlal ma micro boobu Pape toogal souffleel Baye Demba jëlal ma micro Pape Diouf boobu Baye Demba dama doon laajte rek ndax le 13 foofa ca Paris ndax dina am tuuti fërërëw. waa dama ni Pape dama ko nuyu bu baax di nuyu Boubacar. maa ngi lay ñu fay mën a wax sànq baakan. waaw waaw ne ko ndaanaan nga. dëgg la. waaw comme ni ma doon wax sànq rek. Le temps que ñu waaw vas-y le temps que voilà ma ngoog waaw vas-y Baye Demba. waaw comme ni ma doon wax sànq rek. waaw. naan la yow ndaanaan nga. Mhm. yow koo gunge mu dem. ndeysaan. ndax dama ne am na loo xam ni. dëgg la. bur yàllaa koy def ci jaam. dëgg la ndeysaan. ndax Pape Diouf mi toog dafay ndaanaan. kon bu jëlee bés yóbbu ko fële ca Bercy. muy le 13 octobre. ànd ak waa Prince Art ak maxu mii suba teel. suba teel di ndaanaan. borom xol bu yaatu bi laa koy wax. dëgg la. kon dama ni waxuma la fërërëw rek. waaye fërërër yi. waa déet waay. keroog la yow déggoo ma de. keroog la fërërër di génn. xam nga keroog si ses te soirée Youssou Ndour dama ne fërërëw. Youssou Ndour ni fërërëw. gaa yi ne gis jawraw ren ma ñëw ne Papa Diouf. fërërërëri gënd a jàppate gënd a xiisa Papa Diouf fërërërëri Souleymane Diop fërërërëri ey Papa Diouf ni fërërërëri Souleymane Diop ni fërërërëri
Assane Faye Youssou Bakken ñu fërërërëri ey ñu fërërërëri ñu dem ba Bercy fërërërëri ey ñu fërërërëri ey ñu fërërërëri ñu dem ba Paris ñu fërërërëri ey ñu fërërërëri moo tax ma ni fërërërëri 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 le 13 octobre nu fërërërëri ñëw lu bees le 13 fërërërëri lii da laa wax kon nag leer na le 13 dañuy dem ba Paris daal di def fërërëri Baye Demba Youssou Ndour moom fërërëw ak Mbaye Dieye Faye mais Baye Demba jox na Papa Diouf loolu di fërërëri. nice Baye Demba. gars ñi noppi nañu pour gunge la de. waaw ce n'est que le début. waaw ce n'est que le début. Tarba maa ngi koy remercier bu baax. ndeysaan Baye Demba nag moom xam nga ni moom ku ne Mbaye Dieye. waaw ne allié. ku ne allié ne Riche Baba. ku ne Riche Baba ne Baye Demba. 5-5 Birame Gueye Kew yaay Awa Diagne. kenn du moom ndaanaan la. ndaanaan la fërërëri rek. fërërëri ba Paris. alors maa la wax Pape ñu gis ni fi mu nekk nii communication bi mi ngi soog a door. waroon na door bu yàgg vous avez pris un peu de retard ci communication bi fu ngeen toll woon ba nekkoon ci waajal ba yëf yi xoj leen ba tey ji. waaw c'est vrai que média de boom bi rek moo desoon. ndax mbir boo koy door boo dugg ci kër da ngay jaar ci buntu kër gi. dëgg la parce que événement bi dafa nekk événement boo xam ne événement bu mag la te kilifa boo koy tuddee bés balaa ngay commencer di tudd turam war nga mën a dem seeti ko xool déjà calendrier am ndax permettre na ko bés boobu mu am disponibilité pour mën a teew. ku ne xam na ne Bercy événement yi ma fa def yëpp suma mag Youssou moom ma fa invité ma bëgg ko yàgg ko bëggee préféré ko mu nekk sama idole ci sama carrière kon bés bu toll noonu su ma ko amee ma jëlaat lépp jox ko c'est vrai que keroog moo def annonce bi ma koy remercier ci loolu ndax mënoon na ni kat sama statut fi mu toll ci àdduna bi waruma def publicité boo xamante ni aw ma ci ay clarification mais vraiment wóolu na ma am ci man confiance annoncé ko mais je pense que depuis bi mu ko annoncé la ko àdduna bi yëpp yëg ndeysaan ma koy remercier ci loolu. Youssou Ndour waaye nag teewul recevoir na ma ñu waxtaan moom it mu conseiller ñu man ak sama staff teg ñu ci ay conseils yu wóor wax dëgg yàlla ma koy remercier ci loolu xamal na ma ne aussi tamit nangu naa parrain bi ndax suma rakk nga sama doom nga te it yaa ngi góorgóorlu kon Youssou maa ngi koy remercier ci loolu. lii moo waral ñu ne woon dañuy xaar pour démarrer média de boom bi. ba mu nangul la ko. ba mu nangul ma ko. ba officialiser ko. ba officialiser ko ngay soog a commencer sa communication. voilà ma jógewaat ci loolu dem seeti suma tata madame Billy Ba. di soxna monsieur le ministre Amadou Ba. nga xamante ni c'est la marraine officielle moom it vraiment kilifa la goo xam ne kenn du jël jox ko bés. te ñëwoo laaj ko ko. waaye moom it bi ñu ñëwee seet si ko. mu accueillir ñu xamal ma ne ma ah yow de doy nga ma sa image doy na ma te it xale bu yaru nga. c'est vrai que amuñu jot. waaye nag ki ñëw ne la tuddee naa la sama bés kooku ku la yëg la. dëgg la kon madame Billy Ba maa ngi koy remercier de passage. ak borom këram. accueillir nañu nangu nañu ñoom it jël bés bi. dëgg la kon lii moo taxoon mbir mi xaw a jël tuuti temps mais depuis que suma mag Youssou annoncé ko rek. Sénégal yëpp xam nañ ne le 13 octobre ñu nga jëm Bercy. Arena Accor. di wax aussi sunu rak Yébé la bourgeoise. Yébé moom moo la ñu nekkal bourgeoise. moom mooy marraine bi nekk Côte d'Ivoire. Assou Mbaye sama rak. moo nekk Suisse. Marie Amar. di sama jigéen. moom it naaru Cheikh Amar. moom it Boubacar daal su ma limee rek damay juum. dëgg la mais lii moo taxoon mu xaw a yéex tuuti donc président Marcel kooku moom je pense que ni moo tax ma bëre ba daan muy Marcel.
sama investissement. Pape séeréer. waaw mais séeréer mais Pape séeréer. mais Boubacar non c'est que damay wax lu am solo xam nga événement bu mel ni Bercy du événement bu ndaw. dëgg la. kon ki nga xam ni tey da nga ñëw seet si ko mu ubbil la ay buntam. ne la nekk naa sa sponsor. nekk naa sa sponsor leader. lu mu laaj jox ma ko ma def ko. kooku munoo ko fay. ndax ñun bu ñuy liggéey suñu visibilité maanaam sponsor yi nga xamante ni parce que bu événement dafa metti c'est beaucoup d'argent. mais sponsor bi osé wóolu la jël xaalisam jox la ko. kooku li mu soxla mooy visibilité bëgg ku ko tudd. dëgg la donc Marcel président Marcel. jërëjëf. Salt Lake City. jël forum bi. de l'habitat bi. ne ma forum bi man jël naa ko en charge dinaa ko organiser. kon je pense que ni tey jeunes yu mel ni Marcel soxla nañ ko sunu réew. parce que da ngay am événement nga ñëw ñu war la sponsoriser di la dawloo. dëgg la te ñun ci réew mi la ñu bokk. je pense que ni tey artistes yi nga xam ne ñu ngi jóge à l'étranger bu nu ñëwee ñu leen di valoriser di jël ay budget yu bari. des centaines de millions di leen ko jox te ñoom bu nu ñëwee jouer fii mën nañu toogaat 7 ans du ñu dugg ci dëkk bi ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo fi nekk di dundal art bi. je pense que ni ñun war nañu am privilège yu bu ñuy am ay événement même ci biir dëkk bi lu événement bi ndaw war nañ ñu mën a sponsoriser rawatina nag événement bu toll ni France nga xamante ni billet d'avion yaa ngi taxaw. da ngay yóbbu ay centaines de personnes. parce que say xarit dañuy bëgg a dem seetaan yi. say mbokk loolu lañ ci am. dañuy bëgg a dem seetaan yi. artistes yi nga fiy jëlee di leen yóbbu. dañuy bëgg a dem seetaan yi say fans. dañuy bëgg a dem seetaan yi. bu ñu paree ñibbi si waat. kon loolu du lu ndaw. c'est beaucoup d'argent. moo tax je profite de l'occasion pour vraiment structure yi jàppale ñu. ñu dem vendre l'image de notre pays. voilà mais Pape gis loolu dëgg la li mu laaj bari na. mais xam nga dafay fan yi dafa tar diggante nit yi ak ambassade bi. parce que gars yi dañuy déposer visa yaa ngi génn ay 1 mois et demi plus tard wala visa yaa ngi génn ay 1 mois plus tard wala 1 mois et demi plus tard. est-ce que jël nga disposition yi war balaa nit yi war a dem sa orchestre ak ñeneen ñoo xam ne dañu war a dem muy tar ci ñoom parce que à l'ambassade aujourd'hui c'est devenu très serré et c'est devenu difficile des fois même impossible et puis nit yi dañuy décourager parce que ça dure 1 mois alors que da nga daan dem déposer ce visa mu génn le lendemain ou le surlendemain. Aujourd'hui ça prend 1 mois et demi. c'est vrai que lu metti la mais je pense que ni comme que ñun dañuy dem rek pour def benn événement boo xamante ni maximum benn 24 heures sax du ko mat pour man war nañ jël benn dispositif boo xam ne serait-ce que ñi nga xam ne dañuy dem pour événement bi ñu privilégié nu ba nga xamante ni bu ñuy dem pour déposer du ñu mën a am benn problème donc te loolu aussi maa ngi koy ñaan xam naa dinañ def ay jéego aussi pour dem toog ak ambassadeur bi toog ak consul bi tegal ko suñu projet parce que dañuy dem pour liggéey bu ñu paree ñu dellu si waat suñu réew continuer suñu chemin. donc je pense que ni loolu aussi dinañu fexe def le tout ut def ay jéego ba ñu jàppale ñu ci côté consulat bi. ba ñu mën a dem ñu utal ñu quelques guichets yoo xamante ni vraiment pour ñun la. ñu mën a dem déposer ñu jox suñu visa ñu mën a dem liggéeyi suñu paree dellu si. yeggale suñu yoon ñaanu leen kenn da ngeen di liggéey. waaw dañuy liggéey ñaanuñu quoi dañuy liggéey c'est ça dañuy liggéey. voilà Pape mu des ce spectacle bi. on parle beaucoup de musique urbaine à l'intérieur. Pourquoi on parle de musique urbaine dans ce spectacle du 13 octobre prochain ñu ne musique urbaine bi dafay gunge Pape Diouf. waaw parce que xam nga def naa foofu benn disque te disque bi ma fa def naa fa ay son yoo xamante ni musique urbaine la donc def naa afro trap afro pop def naa aussi style yu bari et que ñooñu projet bi biñ koy def du xaalis parce que dañ leen di woo rek ngir ñu ñëw avec le cœur. ak avec seen feeling. donc nous sommes des Africains dañu war a booloo. nekk benn ku ci nekk boo sentiree sa morom nga def ak moom dara. mais pas problème mu budget xaalis wala ay détails. donc yàlla dogal na aussi niñ ko bëggee woon noonu lañ ko amee. il y a beaucoup d'artistes yoo xam ne participer nañ ci et que du jar sax mooy tudd seen tur mais incha allah le moment venu rek
dinañ leen gis donc bari na artistes yoo xamante ni ñi ngi foofu ñi bokk nañ ci projet album bi bokk nañ aussi ci projet Bercy bi dinañ leen invité ñoom aussi dinañ ñëw bokk ci événement bi incha allah. Pape à part la musique lan mooy dem Bercy gunge Pape Diouf damay dégg xaw ma ndax c'est confirmé ou pas ñu ne Modou Lo ak Balla Gaye dañ fay ñëw def si face to face. wóoruma dama koy dégg. ma ne ma laaj la. waaw effectivement parce que suñu frère Aziz Ndiaye maa ngi koy remercier di ko nuyu de passage biñ ko tegalee projet bi mu accepté ko wax dëgg yàlla xamal nañu ne événement bi du sa événement mais événement wu Sénégal la kon képp kuy sénégalais war nga ci jàpp. donc ñun nous de notre côté déjà dinañ la sponsoriser beneen bi ci topp combat bi nga xamante ni Père Gaston tëgg na ko ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye dina am solo ñu déplacé wu dem ba France ànd faak lutteurs yi ñu def fa face to face dina am solo aussi parce que sénégalais yi nekk foofu soxla nan loolu. man comme que maay parrain wu Balla Gaye déjà d'accord naa. Balla dina dem. Biram ñi ngi aussi di suñu papa Biram mooy parrain wu Modou. Modou aussi di suñu frère comme Balla aussi di suñu frère donc comme niñ koy waxee rek Sénégal la te mbiru Sénégal doo ci woo kenn mu rejeté la. ndax Modou Lo ay fans la am France Paris. Balla ay fans la am France ñoo xam ne dañuy xeex ngir ñoom di xuloo ngir ñoom. te dañ ko defoon Zénith 2013 mu neexoon trop. Eumeu Sène suma frère moom it le roi des arènes ku ci mel ni Yaxya Diop Yékini donc vraiment mu nekk événement boo xam ne mbiru Sénégal la. donc Aziz confirmé nañu loolu te it gëm nañu loolu looloo waral ñu nit ñuy communiquer ci loolu que Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène le grand champion Yaxya ku mel ni ñoom Boy Niang ba ci Ama ñoom Guy gi dinañ invité ñëpp ñoom Gris Bordeaux gars yi ñëw ànd ak ñun ñu dem Bercy. maa ngi nuyu suma mag Abbas Ndoye de passage. ñu ànd wax dëgg yàlla vendre image du Sénégal. xalaat yi nii xanaa Pape Mayel daf lay dugal ci roq. xam nga moom mooy borom Ndakaaru Ndiaye borom Kaver Pape Mayel. daf lay dugal ci roq. Pape Mayel day moom parce que moom dafa bëgg a làmb moo lay dugal ci roq. kooku nag c'est mon père à moi kooku mooy suma papa. Pape Mayel Diop ma koy remercier bu baax xam nga ne kooku du ma def dara te nekkul suma ginnaaw. donc bërki démb dafa ne waa këram ñoom grand Lamine Thiam Dogo ñoom Abbas Ndoye gars yi toog di añ ñoom grand Aziz Gueye mu jël kuddu yi. mais añ boobu war naa neex ne leen ku demul Bercy doo añ ku bëgg añ waxal ku ne damay dem Bercy mu jox la sa kuddu. waaw ndeysaan ku baax ku yàlla baaxal. ndeysaan loolu Ajaratu Fambaye Fall Diop la ñuy woowee yaayam Samb Sall Maale Fall. ndeysaan Pape gis nañ ni temps yi tamit Pikine bëri na doole. Pikine dafa mel ni moo jël raw gàddu gi gis nañu roi des arènes Pikine. gis nañu Boy Niang Pikine. gis nañu Ama Pikine. Eumeu Sène Pikine AS Pikine ñëwaat yéegaat war a yéeg première division. fa mel ni Pikine temps yi dañuy bomb de. mais yow xam nga ne affaire bi Pikine la. non affaire bi Guédiawaye la. dama ni la yow xam nga ni bu loolu yëpp weesoo. ñun ay artistes lañ Sénégal moo ñu ñor. waaye nit ku nekk nag fa nga am foofu nga dëkk. mais yow xam nga ni fi mu ne nii Pikine moom. songu daan rek. Pikine xajuñu ci lenn. Eumeu Sène le grand champion. ndeysaan moom it maa ngi koy nuyu de passage ak soxnaam baax lool di leen xamal ni daal Pikine moom fi mu ne nii grand Zora Mbaye. sunu papa wax dëgg yàlla Abdou Karim Sall. le patron de la banlieue. le maire Ablaye Timbo. Pam Ndong monsieur le ministre de la jeunesse. ñoom ñëpp. ñoom grand Diouf VIP. grand Diouf VIP dërëj sama mag. waaw maa ngi leen di tàllal loxo. ndax lépp lu doomu Pikine dugg. gunge nañ la ànd ceeg yow te d'ailleurs loolu mooy waral le 29 septembre suñu tàggatoo pour yoonu Bercy concert la ñuy maye concert bu mag la ñuy maye fële ca stade Alassane Djigo bu Pikine donc ñu ngi woo waa banlieue waa Sénégal yëpp le 29 septembre ñu nga jëm stade Alassane Djigo foofu nag Boubacar fa la ñuy tàggatoo wane spectacle bi pour dem Bercy incha allah. mais kuy marraine bi loolu ñu ne
Sora mooy waaw Tàndbeer bi nag neen Jaba Sora lañ ko dafa bokk ci marraine yi. maa ngi tooñ Matar ne ko booy Jaba Sora nag nar na yëngal dëkk bi de waaye nag dina xam ne sunu lingeeru fàkk tëdd yi la fi fekk. xam nga man dama bëgg sénégalais yi. waaw waaye nag defante lay doon de. mais Jaba Sora. pare leen day ñëw fii le 28. waaw ñëw nekk marraine Tàndbeer bi. le 29. ba le 29. maa la wax loolu de. ba noppi. ñëw ànd ak ñun waaw. waaw waaye nag dana mel ni ba ngoor jaay mbaam ma ne nopp yow du dem. connexion Jaba Sora nu mu demee noonu. xam nga staff bi loolay rek wax gars ji yi. dina ñëw ak du ñëw. loolay wax ji connexion Jaba Sora nu mu demee noonu. Pape waxal ak sénégalais. waaw mais Jaba Sora sunu xarit la rek. ah sunu jigéen la. moom tamit dañuy suivre vraiment et puis c'est l'Afrique moom it faaw mu ñëw yokk ci xar mi karaw. waaw. loolu du yomb de. waaye xale yaa ngi koy xaar nag. xale yaa ngi koy xaar. laay lay la ndakaaru rek. xale ay lingeeru fàkk Pape gis nañu Tarba Mbaye bokk ci invité yi ñi ngi xaar yeneen invité yi mën nga ñu wax ñan ñooy doon say gan gannaaw Youssou Ndour gannaaw Jaba Sora gannaaw Tarba Mbaye ñan ñooy doon say gan Pape. Sénégal yëpp. Sénégal yëpp laa invité Boubacar bés bi bésu Sénégal la du bésu Pape Diouf bésu Sénégal la bésu artistes yëpp la. donc woo naa ñëpp bàyyiwuma kenn ndax su ma limee rek damay juum li ma naan événement bi fête la. du concert du soirée enjoy la. fashion la. ñu lal tapis rouge. équipe bi ñoo filmé woon Bercy. waa gis nga gars yi ñoo koy ñëwaat filmé waat. voilà xam nga ñoo filmé woon Youssou Ndour. te xam nga xale diaspora dañoo mën a sañse. dëgg la ñu lal tapis rouge Boubacar taxaw def benn nëbu doy waar. waaw xam nga yow léeg-léeg nga génn foo xam ne moo tax ma ne grand Mbagnick Souche suma grand ma ne ko mais président boobu nag dala fan quoi. non parce que léeg-léeg mu def benn affaire boo xam ne. lii moom président ci yow la ko jëlee. dëgg mu la ne mais boy boobu man lay roy. waaw donc président Mbagnick Diop. waaw maa ngi koy remercier de passage moom it. dëgg la mu def bërki démb geste bu doy waar. woo ñu man ak Maxtaar këram di ñu laaj fan la affaire yi toll. dëgg la loolu Boubacar ku la bëggul du la ko defal. Góoru Jatu Sané. dëgg la président jërëjëf merci pour ton soutien. Pape defe naa waxtu wi jeex na. tey dañuy lancer yëf yi rek waaye Maxu gisaguñu publicité bi de à la réalisation ñu xool parce que tey la communication bi démarré officiellement Maxu à la réalisation tonton Mac ñu xool le spot de Pape Diouf ak la génération consciente en direction de Paris avant de terminer en beauté avec un magnifique titre que je dédierai spécialement à Pape Bokar Diouf le grand frère. À la régie si tout est ok le temps de voir le spot publicitaire. Paris, une belle ville. Paris, une ville cosmopolite, accueille un artiste de dimension internationale. Waa Londres, waa Belgique, Genève, waa Espagne, waa Milan, waa Italie, Amsterdam, waa Allemagne, waa Luxembourg, Paris am na événement bu mag boo xam ne yow war nga ci ñëw. Rendez-vous le 13 octobre à Paris. Lu xew. Le grand bégué le 13 octobre à Paris. Une quinzaine d'artistes et de grandes stars de la musique sénégalaise à côté de Pape Diouf et la génération consciente. La musique urbaine, européenne et africaine à côté de Pape Diouf et la génération consciente. Sénégal moo xewle c'est le Sénégal qui gagne lépp Sénégal la te nag loolu Boubacar war naa mën a nekk ndax ñëpp samay nit la. kon àndandoo PFM dañuy teg red carpet xale yi jigéen yi ñu leen di jël en direct seeni robe di traîner. waaw maanaam tapis rouge bi rek. tapis rouge la ñuy teg. waaw red carpet bu kenn mës a gis. dama ni la xew festival de Cannes. moom la ñuy doxal ci biir si. affaire bi du concert du soir événement la c'est la fëlaale la. spécial fëlaale spectacle bu mag lay doon fëlaale baa nga jëm pay ba sàjj ba pay ba le 13 ba le 13 ba le 13 ba le 13 du yomb ci kenn ma ne fëlaale ak sàjj rek fashion.
partenaire officiel du Grand Bégué à Paris-Bercy, Accor Hotel Arena, Semer Investissement et Diamniadio Lake City. Diamniadio Lake City. Et Kokan la, ñu ne Marcel. Voilà Bob et ses partenaires au devant de la scène. Good bomb, Diamniadio Lake City. Retour sur le plateau may nuyu Papa Ndiaye Thiou Papa Ndiaye Thiou bi am na ñetti boulet mais dafa mel ni boulet yi yokku na Papa Ndiaye noo def. maa ngi lay ziar Boubacar. mbaa yaa ngi am jàmm. sant yàlla. mais Thiou yow nag da ngaa miin foofu di Bercy. dëgg la ah dëgg la defe naa depuis 2003 ba tey. dëgg la Bercy bu fu Youssou Ndour wootee nga toj ko. wax dëgg yàlla dogal na loolu. mais tey sa xarit sa séddoo Papa Diouf moo jëm Bercy naka nga ko waajalee. ah Bercy moom incha allah ci kàttanu yàlla dana mel ni sabaru banaana. sabaru banaana. waaw sabaru banaana. maa lox loolu. wala ndax fi mu ne nii billet yaa nga mel ni taw. billet yaa ngay taw. waaw xale yi jigéen ñi ku ne ngay defante. xam nga lu 12 dama ne woon avion yaa ngi wàcc. waaw kenn xajul si sees. waaw red carpet bi nag xam nga da nga garaaw. fa ngay nekk def say në. waaw na mënta ñàkk. mais bu del wàcce tubéy ji takk ko fii. non na mënta ñàkk mel ni congolais. waaw def congolais. à la Fally Poupa. à la Fally Poupa. Maamaane. waaw Ndiaye. Papa Diouf damaa bëgg mu pare. ndax xale yi Londres yi woon nañ ma sànq di ma laaj na ma yan site la ñuy dugg pour jënd billet yi. kon dañuy soññi nit ñi ku bëgg billet bu baax wala fu baax fooy toog teel a jënd sa yëf. ndax ci kàttanu yàlla. ci barke Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam gisee fermé la ñuy amiin waay. ci kàttanu yàlla. sañse yi nag man duma ci wax ndax waa Italie ña ngay defante. dëgg la waa Amérique ña ngay defante. dëgg la waa France ña ngay defante. man li ma la ci dollil bub su mooy. spectacle lu kenn mësta gis ci fecc. kaw seen buy bax li naan cin buy bax la am ruq bu sedd. sa waay temps yi ma xujaan koy bëgg rek riche. sa waay day répété ay fecc de. non yoo xamante ni. bub su jour boobu dina mel ni. ndeysaan. oh bañ gañe Yaaya Jammeh mun a du dem. ba ci yàgg naan kenn gañewuma na ñëpp pare. non du yomb de. Bercy. du yomb dina mel ni bañ gañee yaaya mu ne félicitation ba pare ne kenn gañewuma xam nga loolu kenn mësu koo gis. maa la wax loolu Bercy bii. dama la bëgg a wax ni ñëpp a ngi pare. sama rakku feccikat yi. ak seetaankat yi nañ pare. ndax du yomb. Ketchup Amérique. waa moo yor waa Amérique di. Boucher. ña ngay defanteel nee na day teel a dem. dégg nga grand Birane Sarr. dégg nga loolu waa Amérique. waaw kon affaire bi Birane Sarr waaw bu yëfi kenn yëfi ñëpp la. ndeysaan. te yëfi ñëpp bokk nag lu ne ku ne nga ca. dëgg la. ku bëgg a gis way. ak fecc. ak sañse. na nga teel a ñëw. incha allah ndax Pape nee na du yem rek ci ay baal ak ay fël-fëlaaleeg yooyu. lépp la ñuy def jour boobu. incha allah ci kattanu yàlla incha allahu rabbi. kii nag moom dafa yàgg ak Pape Diouf kooku moom la ñuy wax Mamaane. Mamaane dafa yàgg ak Pape Diouf lool. ca jëlalee ba tey sama doomu ndey avant jëlalee ba tey. Mamaane te man nag da di sama frère di sama xarit di sama séddoo Mamaane noo def. Boubacar maa ngi leen di leen nuyu yaa ngi am jàmm maa ngi sant yàlla bu wér. mais Mamaane li nga caaya tamit ëpp na de c'est pas normal. waaw sama rakk ji dafa am lu mu woy muy Assane Faye. waaw nee na falaale kon nañu fale nii rek. waaw mais Pape li gën a garaaw. mooy capp sa mbilim. sa mbilim capp waaw. loo ko waxee noonu. Boubacar. maa ngi nuyu Sénégal gi yëpp. ñu ngi lay fay. di la nuyu di la sant. ndeysaan. di sant suma waa ji. ndax ku gërëmul yàlla. doo gërëm doomu aadama. te tey képp ku ma xam rek. génération concerne nga ma xam ne ci Pape Diouf. dëgg la. et xamoon naa ne yëf na yegg si fii parce que dañoo démarré fu dara nekkul. ba tey suñu borom dimbalu ñu yegg si fii. dëgg la. liggéey mandu am jom am fula bii xam fi ñu bokk xam li ñu doon. moo ñu yegg si fii. parce que sànq dégg naa ko mu ni kareem dafa metti dëgg la amul nijaay juy way amul papa juy way fekk ñu fa guitare fekk ñu fa sabar lépp ñoo ko liggéey ba mu nekk fa ba pare nag ak dal parce que nit ki école da ngay jaar jardin def 6e def 5e def 4e def 3e ak foofu la jaar. et kon donc li ñuy way dem ni muy Bercy barki sëñ Babacar Sy woo naa ñëpp te day fes dell ci kàttanu yàlla xam nga lu ko waral. nit di ngay am livre. te ñun dañu am livre. da ngeen di ubbi seen livre. waaw dañu am livre. di tari. di tari. way na ko musique de concurrence. liggéey la. mën nga mën a way lool. te doo am groupe bu dëgër bu nekk sa ginnaaw. mais Pape dafa mën a way ñi koy dar xam ni ñëpp jàmbaar la.
dëgg la. yee tey Souleymane Diop mais ku mu nekk sa ginnaaw looy tiit. dara kooku mooy sama batteur bu yàgg ba tey. non dañuy waxtaan. waaw. suul tey nga ni gees. waaw. nga yam ci Bakar Seck. waaw maa la ko expérience baa ngi. mais looy ragal. non fi dara manqué wu fi. est-ce que comprendre nga. sa waay fi dara manqué wu. may nuyu tamit nag suma frère nga am ci jaar na fi muy Papis Konaté. parce que nam suñu mag la. te tey nag am na lu mu def tamit ci suñu musique. dëgg la. waaw jàpp na ci. bu baax moo kii ay doomu ndey lañ de ñoom ñaar. lundi ak dimanche la. kenn xajul seen diggante. dëgg la barki sëñ Babacar Si. dëgg la. ma leex nag sànq nag ma laaj benn baat nga ne ma càpp sa mbilim boobu. waaw. Pape Diouf dafa càpp fu ne. dëgg la. mais muy lan. muy lan. Zénith ku ko toj. Zénith Pape Diouf a ko toj. Dog pour man ku ko toj. Pape Diouf a ko toj. Dog Eiffel ku ko toj. Pape Diouf a ko toj. mais lu ñu namm. moo tax man ko Diouf a ñoo ko bàyyi pourquoi Pape Bercy. dëgg la. parce que macha allah barki sëñ Babacar Si dafa mën a way pire. dëgg la. man kenn mënu maa nax ci way. parce que ki ma nekkal moom mën a way ma laal bant macha allah. moo tax fu ma taasoo ñu xam ne ma maa ne taasu na ndax ki ma dar la. dëgg la looloo waral càpp sa mbilim. sa mbilim Julo jàppal ma foofu waaye ma ñëw. Assane Faye Souleymane jàppal ko bàyyi li ngay def. gars yi jàpp leen yéen li la la. bàyyi ma fu ñu koy tëjee. sa mbilim ñëw rek foofu looloo dàq Souleymane looloo dàq la ma sa gis. sa mbilim jàpp waaye ni jàppee kii di baab jàpp sa mbilim jàpp ni jàppee lu ko waral ni jàppee du fa ñu ko bàyyi sa dem ma ci yedde ma samba jaay ra Diouf ni baab pourquoi Pape Bercy dama ni pourquoi Pape Bercy damay jugo may càllay sa yaay am jom lool am fula lool mandu lool gëm li mu doon Pape Diouf wayal ma ni jàpp sa meelim jàpp waaye ni jàppee Pape Diouf jàppee damay jox ki nga xamante ni ndeysaan moo tax génération concert taxaw. waaw muy jëre. wallaay dëgg la. ñun ñii. waaw. ñoo bokk ndey ak baay. waaw. barke sëñ Babacar Si. dëgg la. et puis dafa bokk ci carrière bi. da cee dox lu bari. et di ñaanal gars yi fi nekk nag yàlla leen fi yàlla bàyyi. amiin. yàlla guddal seen fan. amiin yokk xéewal yi parce que bu xol yi àndee rek. liggéey bi dox. incha allah. te yàlla na yàlla def jàmm. amiin waay jërëjëf bu maa ngi lay ñaanal jàmm ma maane. Good Bakkan laata Momo Dia di ñëw di toog Bakkan naa da nga fekkee lépp ba tey yoon bi jëmale la Bercy nga ànd ak sa doomu ndey ndax li mu fi wax ci li ngeen bokk li ngeen yàgg a def li ngeen yàggee ànd li ngeen yàggee bokk dafa mel ni lépp tey la yàlla dogal ni jaar ngeen ci yoon bu gudd nga fekkee lépp ba tey ngeen war a ànd dem Bercy. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna bi asalaamaaleykum waa diaspora bi yëpp laay wax Boubacar di nuyu waa Kaolack di ñaanal sama yaay fi mu tëdd ak suma papa yàlla na leen suñu borom xare ajana amiin tey nag damay wax alhamdulilahi rabil alamina waaw alhamdulilahi rabil alamina laay njëkkee sant suñu borom bu wér di wax nag pas ci sama tur mais damay wax ci turu ginnaaw ñi ci ginnaaw Pape Diouf ci orchestre bi par commencement Jules Souleymane Diop moom yaakaar naa ne que groupe Pape Diouf boolewuñu waaye dem na nag ba mu wóor na nekk tey jii ñi nekk ci groupe bi sama doom Assane Faye sama rakk Baye Demba Youssou Diagne Modou Mbaye suma grand frère ak sunu kilifa nekk fi tey muy Amath Samb ndax moom mooy kilifa gu mag gi et sama wax du bari tey dama kontaan ndeysaan alhamdulilahi rabil alamina alhamdulilahi rabil alamina ndeysaan 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 jërëjëfe Serigne Saliou ndeysaan alhamdulilahi rabil alamina maa ngi sant Ibou Ndour sama rak bés bi may dem ak jëmm ji kër yaayam
tey bés bii laa doon séntu. dëgg la. maa ngi sant ki ko organisé tey di sama rak Matar Diop suba teel. mu ma ko présenté. alhamdulilahi rabil alamina. Matar et Pape yoon wi yàlla bu ci cat dugg. ci barke Serigne Salim. amiin amiin jërëjëf jërëjëf Momo Dieng. noo def. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. DJ Boubs maa ngi lay nuyu bu baax. maa lay fay. di nuyu sama mag sama xarit Pape Diouf. di nuyu sénégalais yi nga xamante ne aussi ñoo ñuy suivre may nuyu tamit orchestre Génération Conscience ñëpp gars yi maa ngi leen di bëgg bu baax. di vraiment di kontaan lool ci sama teewaay fii. mu nekk li nga xamante ne mën naa ne mooy waajtaayu événement bu mag bi. bi ñëpp di xaar muy Bercy. ma kontaan lool teew fii tey. Momo Pape dafa invité Sénégal yëpp. artistes yëpp. mais tey ci lancement bi mu ne sama rakk Momo Dieng dina ci ñëw. ñuy lancer communication bi tey ci invité d'honneur mu ne sama rakk Momo Dieng dina ci ñëw. naka nga gisee man li ma ko laaj wax sànq ne ko Pape yow da ngay am spectacle bàyyi ñëpp ñu joué Aïda Samb joué Momo Dieng joué keneen joué ñëpp joué ba mu jeex desul lu dul 20 minutes 30 minutes yow ngay soog a ñëw. waaw mën naa ne du tey rek ni nga ko waxee parce que tamit booy xool musique entertainment la bon li nga xamante ne moom la américains yi di def. mën naa ne Afrique nigériens yi di ko def. ñëpp di ko def sunu papa Youssou Ndour aussi. dëgg la di ko def moom la nag sunu mag Pape Diouf ñëw def tey parce que tamit mënoon na organiser Bercy moom kese mu joué ko te du tee nit ñi dañ koy fekk si. dëgg la day fees del mu neex lool. mais deful loolu daf ne génération bi nga xamante ne ñoo fi nekk ñun li nga xamante ne moom la ñu grand yi defal. ku ci mel ni Youssou Ndour. li mu ñu defal day tëgg Bercy. invité ñu ñun ñëpp man tey ji loolu laa leen di defal mu nekk loo xamante ne lu rëy la lu rëy a rëy a rëy a rëy a rëy opportunité bu rëy la aussi ci génération bi nga xamante ne mooy man ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nekk suma ginnaaw donc du ma def lu dul rafetlu ko bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal wér di ko ñaanal wér bu baax a baax a baax a baax a baax Bercy moom nee naa ko boo tëddee nelawat incha allah dina fees dell dina bëri jàmm dina am salaam ba pare langue gi dina riche lool lool macha allah rabbi te dinañu ñëw toj ko te dinañ ñëw toj ko may woo nag ñëpp ndax li mu def nii dafa rafet te Bercy crème lay nekk ndax képp ku fa ñëw tey ji rek bu dee sa benn fan sax dina fa ñëw waaw donc maa ngi woo fan si yëpp Europe yëpp États-Unis Angleterre bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp ndax kii macha allah suma mag la du question ne dara dañ koy jey wala non mais nag dafa persévérer dëgg la xam nga persévérance dafa am solo ci àdduna nit ki looy def rek dafay fekk mu jot te lii macha allah dafa jot daf ko fi xaar ñëwul rek tëgg saal Bercy dëgg la dafa am fu mu jaar ba yegg si fii tey kon lii lu jot la lu jot yomb te macha allah dina ci gis réussite boo xamante ne sax day weesu njortam incha allah amiin rek Aïda Samb day ngi toj téléphone yi Aïda waaw mais xanaa da nga ko fàtte woo Aïda Samb non Aïda dama koy denc ba Bercy xam nga moom dafa ma bëgg su ma ko nee kar rek mu daw ñëw dëgg la moom Aïda na xaar rek ba pare li ma ci bëgg mooy man ak boy 10 jours dañuy dem biir Paris télé bi ñëw 10 jours waaw loolu lañ bëgg Boubacar ay le 3 rek ngeen départ maa la ko wax gars yi yëpp ñu takk gars yi jël ko aéroport départ bi ñu àndandoo wàcc Paris dëgg la dugg ci ruqu-ruqaat yi dëgg la émission yi di takkarnaase dëgg la nga ne gauche dëgg la Amina Poté nekk droite Pape Cheikh Diallo ne fii dëgg la xam nga vraiment ñoom Excideus dëgg la yeneen télé yi aussi ñëw jàpp ci dëgg la mu nekk événement boo xam ne maanaam Sénégal drapeau vert jaune rouge incha allah waaw rakk yi nag munu ma leen fay ndax saa yu ma xewlee ñu jël affaire bi yëkkati ko téel ko seen bopp dëgg la kon Momo kontaan naa trop di wax ne nag Sénégal li may insister rek gaaw leen jëli seen i billets jëli seen billets yi ndax
li amoon ci Bercy Youssou bi laay bañ mu am man keroog dama sonn ñu bëri amuñu billet please dugg leen ci site bi réserver seeni billet. Pape loolu neexul ñi jóge Italie ñi jóge Italie dañoo bàyyi ba jour ba ñu jël seen train ñëw yoruñu billet de ñëw Paris mais xam nga booy 18e ay guerrier lañu dañoo jël billet Bercy yi photocopier ko couleur fekk leen ci affaire bi ci ko fekk photocopier ko couleur non 100 euros 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 jaay leen ko ba pare dem ñibbi. waaw gars yi ñëw ñu scanner billet bi ci scan bi jàll. demi tour mais ñu bari dugguñu. non sañse jóge Italie def demi tour. wallaay bàyyi leen dernière minute bi dugg leen ci site bi. jënd billet yu baax yi jënd billet yu baax yi. billet yu baax yi jënd billet yu baax yi kon nag Pape dañ koy tëj mu la bàyyi la nga dem tëj invité d'honneur tey invité d'honneur bu spécial la ñu def lancé li nga xam ne moom moo di Bercy bu Pape Diouf moom moo ñëw fekk si la sur scène léegi ñu am lu ñu bokkandoo ñun ñëpp. merci beaucoup merci beaucoup Pape. jërëjëf merci micro baa ngi noonu. merci mesdames messieurs ça y est c'est terminé pour ce soir c'était bien sûr invité d'honneur en direct sur la télévision Futur Média avec Pape Diouf et la génération consciente. Yes. Une nouvelle génération très engagée, une nouvelle génération qui comprend les enjeux culturels, économiques et même touristiques de la musique qui sont en train justement de percer. La génération consciente sur la télévision Futur Média. Rendez-vous à Paris le 13 octobre prochain en compagnie de Pape Diouf et la génération consciente. Ciao et à très vite. Pape Diouf. Yes. 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 Ndeysaan. Yes. 5 ayca. Cey ba Bercy Papa Diouf ba Bercy Pape Diouf fay yëngal Pape Diouf fay yëngal Pape Diouf fay yëngal Pape mooy nene mooy Pape nene mooy daal Pape mooy nene mooy Pape li nene mooy daal bay dem ma jaayoo tumbel ci njara walli kama jaayoo tumbel ci njara walli kama jali yoo jooli kay ma siro ko siña jali yoo jooli kay ma siro ko siña yow jamal nga ma Papa Diouf moo yëngal gëstu yebe la bourgeoise yaa yëngal gëstu wol ma asu mbay moo yëngal gëstu waaw jàpp sa mbilim jàpp mama ne jàppe ne le jàppe xale Gambia bilay jàpp sa mbilim jàpp xale yi bari jàppe ne leen jàppe maa leen bëgg lool yéen di ngeen ko bëggee noonu lay demee fi ngeen ko bëggee foofu lay awee Papa Diouf moo yëngal bësam Fallou Lo moo yëngal bësam Momo jàpp sa mbilim jàpp bilaay jàppe ne leen jàppe maa leen bëgg lool leen man de bëgg naa leen xale yi
Kalamaga suma lay way Kalambay suma lay way suma lay way Kalambay suma lay way sama xol bi dafay neex mbay wooy mbay Momo suma lay way Momo suma lay way sama xol bi dafay neex rak wooy rak li tax ma naw la mooy sa fulaak sa fayda mooy sa jom am sa ngor xar ya nga naan àndal démb ba tey ji yow ak ñoom yu baab yaa yi gël gësëm waaw fi laa yi yaa yi gël gësëm Sénégalais déglu leen ma mooy Pape Diouf Pape Bébé Bass déglu leen ma mooy Pape Diouf kuy gu dar gaa ngi mag ñi ko jàngal waaye ñun ndaw ñi ñëw la ñuy roote Pape Diouf yaa yëngal gësam waa Paris Pape Diouf moo yëngal gësam waa Sénégal moo yëngal gësam merci beaucoup génération consciente jaa ngeen jëf gars yi merci beaucoup mu di bëgg naa la yi rek dëgg la li ñuy nawee doomi kër mi yaa ngi ci yow lu waay jàppoon naka bàyyi papa aka yara lii rek la li ma yàpp ci bay réere ko ci njanji bana ko ci nekk lu ko filal bu noonu sama naa doomu tas ba ñaan du ko faj yàlla dem na ko sama baa day sama xarit sama yu xooba def ko sama xel daw koy xale yi ndër géej yéen a yëngal bés ndër géej dëgg ko ndër baat ba ma yëngal bés jaayoo cumbe jaayoo cumbe jaayoo cumbe ci ñora wali sama loxo ca kaw
Papa Diouf moo yëngal gësam hey Papa Diouf yaa yëngal gësam yu bale ma ah ko bari di fay ko yu bale ma Papa Diouf BBC Papa Diouf BBC bu wa ba BBC bu jox ba BBC bu wa ba BBC ande na ko suma ci Papa Diouf BBC le 10 octobre pourquoi BBC pourquoi BBC Papa Diouf BBC ya xaw ci jamono ko def dëkk bës fi eh yo su la ni xane ni so xool eh su la ni xane ni so bari su la ni xane ni so bari su la ni xane ni so so ya xaw ci jamono ko def dëkk bës merci jërëjëf